asalaamaaleykum yéen mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di ko jaajëfal di ko baalu àq te di ko baalu àq donc tey li ñu fa dajalee mooy li ñu fi amaloon daaw muy tàkkusaanu maam Khalifa Niass tey ki ñu ko tuddee muy sunu maam di sunu papa maam Abdoulaye Sène tey moom lañ tuddee bis bi nag li ko waral mooy comme niñ ko waxee woon daaw pour ñu jéem a xam kan mooy maam Khalifa dañu dajaloo ñun xale dëkk Dànq Seen ñu ne maam Khalifa def na ki dëkk bi loo xamante ne si mérito na un jour ñu delloo ko njukkal biñ toogee ci lañ waxtaan daane nañ ko defal benn tàkkusaan ngir jéem koo fay ci li mu ñu defal moo waral tàkkusaanu bii ñu fi amal tey jii amaloon nañ ko daaw bii moo nekk 2e édition daaw ñu ngi ko tuddoon maam Adama Sène ren ñu ngi ko tuddee maam Abdoulaye Sène lépp rek ngir gën a xamle kan mooy maam Khalifa Niass pour suñu rakk yu ndaw ndawaan yi di jóg su ko defee suñu màggee ñu xam kan mooy Khalifa Niass su ëllëgee ñu mën ko topp ba dootuñu dem fenn loolu moo waral chaque année xale yi dajaloo jéem a organiser bis bu mel nii. donc ci bis bi nag ci programme bi ci suba bi ñu xëyee jàng nan alquran ki ko doon jiite mooy sunu oustaz Alaaji Sène ak kilifay dëkk bi waa ñu jàngkat alxuraan yëpp dajaloo nañ sa jàkka ba jàng alxuraan ba pare donc ñu ngi ñaan lépp luñ fa ñaan suñu borom nangu ko. bu loolu jàllee bi mu jàllee ci kanam ñu ngi xaar tuuti sëñ As Khalifa Niass bu ñëwee ñu ànd ak moom dem taxawal tey dañ fi def benn innovation bu rëy bu majeur buñ bëgg a tuddee kër maam Khalifa. bëgg nañ kër googu ci biir dina am benn résidence boo xamante ne si su fi njaboot ak maam Khalifa dikkee ñu dalal ko ci. ak tam tabaxaale ci biir benn daal alxuraan boo xamante ne si suñu doom yi suñu rakk yi dinañ ci man di jàng alxuraan xam seen diine ba pare xam kan mooy Khalifa Niass loolu tamit dekk na innovation boo xamante ne ren dañ ko bëggoon apporter ci biir dëkk bi. su boobu jàllee ay 3 heures jàpp 16 heures bëgg nañ dem ca bâche ba amal fa benn cérémonie officielle bu ndaw su loolu jàllee ñu jàll ci tàkkusaan proprement dit bi conférenciers yi ñoom ñëpp incha allah ñu ngi ci yoon bi suñu dikkee rek ñu dem la ñu defoon daaw ñu jéem a def lu ko ëpp. liggéey bi nag yombul woon ndaxte lu toll nii nga bëgg ko organiser nekkul lu yomb te nekkul loo xamante ne si lu kenn nit def la mais lu mbooloo di def la. ci biir mbooloo moomu am na benn bureau bu ñu éliroon ci sama côté maa ngi ciy taxaw ak Omar Sène moom mi nga xamante ne si moo chargé wu information ak communication. moom vraiment mi ngi liggéey bu am solo tout ce qui est information ak communication ci biir daayira bi moom moo ko yore boo dee xool t-shirt yi fi ñuy sol yëpp ci loxoom la jaar donc kooku ñu ngi koy jaajëfal di ko sant di ko gërëm vraiment liggéeyam rafet na macha allah. su boobu jàllee ci ba tey ci wàllu bureau bi am nañ fi benn président organisation mi Adama Sène moom tamit depuis dem ba léegi mi ngi jàpp ci mbir yi mi ngi dox mi ngi wax di organiser di xool nu mu gën a rafet rek mi ngi ca. su jàllee itam As Khalifa Sène mi nga xamante ne moom lañ duppee sëñ As Khalifa moom mooy secrétaire u daayira bi moom tout ce qui est écriture moom moo ko yore liy dugg liy génn yëpp si loxo moo koy bind. donc suñ vice président mu ngi ne di Pape Diagne moom tamit vraiment mi ngi ciy liggéey bu am solo ki topp si moom mooy Saliou Sène mooy suñu trésorier moom vraiment tout ce qui est argent xaalis dugg génn yëpp ci loxoom la jaar xam nga jamono léegi ni mu doyee waar ngay jël xaalis mais noonu di ko tekki loxoom yi wax dëgg yàlla amuñ ci dara lu ñu naqari amuñ ci dara lu ñu metti liñ ci bëgg yëpp mi ngi ñu ko ci defal. tamit El Hadj Adama Sène mu ngi ne moom solul t-shirt comme gars yi mais moom moo yore tout ce qui est relation extérieure wàllu daayira bi ak ñu ko jokkalanteeg waa bitim réew ñëpp mi ngi ciy dox di ci wax di collaborer ak ñoom ba bis bi yemb. boo gisee tamit ñii am na ñoo xamante ne si yàlla def na nekkuñu fi mais tamit permettre nañ tey lii am si mel ne waa bitim réew su ne waa bitim réew bàyyiwuma ñenn ñoom tamit ñi ngi apporter seen soutien financier seen soutien aussi ci seen wàllu xel xalaat yëpp ñu ngi koy joxe di participer. tamit ku ne daayira tamit ne organisation di nga wax jigéen ndax jigéen ñi kenn demul ñu des togg yee ña nga ca lu dul togg yi cotisation yi lépp lu góor ñi def rek jigéen ñi ñu ngi koy def ñi leen jiite mooy suñu yaay Ngone Faye mu ngi nii moom moo nekk présidente cellule féminine bi ki topp ci moom mooy sunu tante sunu yaay Yacine Gaye moom tamit mooy vice présidente cellule féminine ñoom vraiment wàllu coordination bi si jigéen ñi yëpp ci seen loxo la jaar ñoom sonnuñu tàyyiwuñu ñu ngi woote réunion di dugg ci nit ñi di wax ak ñoom rien que pour bis bi taxaw rek donc ñooñu seen liggéey vraiment c'est fondamental nekk nañ liggéey bu am solo boo xamante ne si mën naa ne bu toon a ñoom dina fi gën a métti dina fi gën a soxe waaye sant yàlla ba leen fi yàlla bàyyee ñu nekk suñu kanam ñu ngi leen di ñaanal tamit
yàlla yokku seen fan yokku leen wér ba luñ mën ren rek bu ëllëgee ñu man lu ko ëpp bu loolu jàllee tamit ñëpp dama wax rek bureau bi mais boo xoolee ñi ñëpp ci ginnaaw kenn ku ci nekk yaa ngi wax yaa ngi def di cotiser tout ça bañ nañ ko ba dañu créer benn groupe WhatsApp daayira bi rien que pour xalaat yëpp di mën di jaar foofu rien que pour bis bi gën a sell gën a jaar yoon donc ñëpp tamit ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax donc ñu laal tuuti rek ci kàllaama nasaraan comme ni ko gars yi souhaité woon donc nous sommes aujourd'hui réunis ici à Danksen pour célébrer le soir dédié à Feu Khalifatou El Hadji Mohamed, plus connu sous le nom de Mame Khalifa Niass. Donc cette journée d'aujourd'hui est dédiée à notre grand-père, notre père, Mame Abdoulaye Sène, que la terre lui soit légère et que Dieu l'accueille dans son paradis éternel, aux côtés de son guide religieux, Mame Khalifa Niass. Donc cette journée d'aujourd'hui est intitulée sur 4 points. Le premier point est déjà passé, c'était la récitation du Saint-Coran sous l'égide de notre oustaz El Hadji Sène. Donc après cela, nous allons procéder dans quelques instants à la pose de la première pierre de l'Institut Mame Khalifa Niass, qui sera divisée en deux. Une partie qui sera réservée à la domiciliation et une autre partie réservée à un dara que nous voulons construire. C'est ça qui va constituer l'Institut Mame Khalifa Niass. Après cela, vers 15h, 16h, nous procéderons à une petite cérémonie officielle où nous aurons l'occasion de remercier tous ceux qui sont de près ou de loin qui ont contribué à la réussite de cet événement. Et à la fin, nous passerons au Taksan proprement dit avec nos différents conférenciers et nos différents marabouts qui viendront plus tard. Donc c'était ça l'objectif de cette journée d'aujourd'hui. Donc voilà, nous tenons aussi, avant de passer à quoi que ce soit, à remercier à tout le monde, particulièrement les membres du bureau, Omar Sène, chargé de la communication et de l'information, As Khalifa Sène, le secrétaire du Daïra, Adama Sène, chargé de l'organisation du Daïra, Pape Diagne, qui est le vice-président du Daïra, Salou Sène aussi, qui est le trésorier du Daïra, Ngone Faye, chargé de la cellule féminine, ainsi que Yacine Gaye aussi, qui est son adjointe. Donc voilà en tout ce qui est l'essentiel du Daïra. Mais au-delà de ces personnes citées, il y a d'autres personnes qui sont certes invisibles, mais qui jouent un rôle très fondamental pour la réussite de cette journée d'aujourd'hui. Parce que si vous regardez tout ce que nous réalisons aujourd'hui, ce n'est pas le travail d'une seule personne, ni de deux personnes, mais le travail de tout un groupe. Aussi bien filles que garçons, hommes que femmes, tout le monde, ils sont braves. Vraiment, ils sont très braves. Ils contribuent largement à la réussite de cet événement, aussi bien matériellement que financièrement. Les cotisations, certes, il y a des retards, mais les gens cotisent. C'est pourquoi nous pouvons aujourd'hui organiser un tel événement, parce que ce n'est pas facile du tout. Organiser Takusan Mame Khalifa ici à Danksen, ce n'est pas une chose facile, ce n'est pas une chose aisée, ce n'est pas donné à n'importe qui. Maintenant, nous remercions le Tout-Puissant qui nous a donné l'occasion, les moyens d'organiser cette journée pour rendre hommage à notre marabout, Khalifatou El Hadji Mohamed. Donc je vous remercie tous. Merci beaucoup, M. Top. C'était ça le discours d'ouverture. Donc nous passons la parole à notre chargé de communication et de l'information, Omar Sène. Vous avez la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ñoo ngi nuyu mbokk yi teew fii yëpp muy mbokku daayira bi ñi ñu bokkal daayira bi Kasful Xuma fi mati nabi rahman bu Danksen. Donc comme le président bi wax rek ñun suñu objectif mooy delloo njukkal Mame Khalifa ndax gëm nañ ne mënuñu koo fay wante mën nañ koo delloo njukkal wax dëgg yàlla parce que nit ki moom lim la defal ak jamono bi mu la koy defal pour nga fay ko xëy na lu rëy lu toll lim ñu defal fay ko du yomb waaye tamit kenn ku ci ne sañ nga ne lii maa ko def ngir diw ndax moo ma defal lii su ko defee muy symboliser que ni yow am nga ambition delloo ko njukkal donc loolu moo waral daayira Kasful Xuma su ma amee lu may wax nag waa daayira bi mooy que ni fi mu toll nii moom affaire yi wax dëgg yàlla amatul du ay caaxaan quoi dëgg la parce que lu toll nii yaakaar naa réunir ko yombul ay moyens la ak ay xalaat donc yooyu yëpp nag
ñun ñi bokk si daayira bi ñun ñoo ko mën a jëmmal li koy jëmmal mooy képp koo xam ne motivé woon nga 5% na nga yokk ba 10% ku nekkoon 50% nga dem 100% parce que àdduna gën nga am lu ci gën a am solo mooy li nga def ren bu déwénee na nga yokk mais bul xalaat mukk bu déwénee nga dellu ginnaaw te yaakaar naa li ñu defoon daaw ren yokku na xëy na journée bi demagul fenn ndekki la ñuy soog a def leneen ak leneen ñëwagul waaye ñëpp xam nañ ne yokku na te dara ñëwagul kon wax dëgg yàlla ñun dañoo war a góorgóorlu ba bu déwénee ñu gën a yokk loolu nag leen rek ñoo koy def du xaalisu jàmbur du alalu kenn ñun suñu alal suñuy moyen ak suñuy xalaat parce que lii fi teew lépp xëy na ci gis-gis ndaw na mais ci da nga ku ne xam na ne ndawul parce que lu koy organiser ba mu jaar yoon ñëpp taxawandoo nii ñëpp solandoo yëre ñëpp bokk même xalaat loolu yombul kon wax dëgg yàlla ñuy ñaaxaat képp ku bokk ci daayira bi mu gën a góorgóorlu waaw lépp lu mu doon def mu yokk man daal loolu laay ñaan di sàkku ci kilifa yi ak sëriñ si ñu dolli ñu ñaan bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla ñun ñëpp suñu yéene mooy jëmmal maam Khalifa Niass ba ku rombati dànk sax sa xel dem ci maam Khalifa Niass kër gee ñu koy taxawalal loolu ak dina ko wane ndax gis ngeen fa mu nekk man sa su ma sañoon dañ koy miire kese teg bind ca buntu ba kër maam Khalifa Niass def fa fotom ku rombati dàng même boo gisul nga ne lee lan la ñu ne kër maam Khalifa Niass di nga xam ne kat kon maam Khalifa Niass am na lu mu def fii te ñun tam ñu ngi jéem pour fay ko mënuñu koo fay mais ñu ngi jéem pour delloo ko njukkal te loolu mooy suñu objectif bii mooy 2e édition ñaan nañ yàlla mu dem ba ay 1000e édition te yàlla na ko yàlla def ñun ñëpp ñu fekke ko wax dëgg yàlla man maa ngi sant mbokk yëpp di gërëm ñëpp mun ma wax nag maa ngi jégal bu baax fekkee am na lu ci dëng ngeen xam ne xam nga ñàkk mën a wax la bu jubee tamit bur yàlla la kon maa ngi sant mbokk yëpp di gërëm mbokk yëpp di gërëm waa parrain bi wax dëgg yàlla ñoom tam ay jàmbaar dëgg lañ ndax biñ leen ko tuddee tamit kontaan nañ ci lool yëkkati seen alal def ci macha allah yàlla na leen ko yàlla fay ndax yombul nag jamono neexul nga yëkkati yenn yi di ko def xam nga yombul kon képp ku ci def dërëmam yàlla na la yàlla fay di remercier Alaaji Adama Seen ñëpp daal wax dëgg yàlla parce que mënuma lim ñëpp daal ñu ngi leen di remercier parce que ñëpp rek kenn ku ci ne ku deful alal sax dagg sa activité ñëw sax def nga ci dara parce que ñun mbooloo rek lañ soxla moo tax ñuy woote fu ne di publier fu ne pour mbooloo mi ñëw kon képp ku ñëw rek dolliku nga ci mbooloo mi kon wax dëgg yàlla ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax nag ñu gën a góorgóorlu waaw yàlla ñu gën a góorgóorlu ñaan yàlla mu may ñu lépp lu ñu yéene ci kër maam Khalifa ñu am ko tey xam naa ne dinañ ko am na fekk rek li ñuy woote na doon dëgg ci ñun bu mu doon rek loo xam ne da ngay ñëw pour ñu gis la déedéet lan lépp doon dëgg ku ci nar a nekk te néew koo ci lulul ngir mu doon dëgg ngir ñu xool la wala ñu gis la beewoo nga génn parce que ñun dëgg ñu tax a jug du ay gis leen ma du siiw du dara parce que am na yoo xam ne boo ko defee mën nga siiw léegi mais loolu ñun soxlawuñu ko dañoo bëgg bu ñuy siiw di siiw ci lu yàlla bëgg di siiw ci yoon woo xam ne ñëpp ak bëgg faa siiw ñun foofu lañ bëgg a siiwee kon yàlla nañ ko yàlla defal ñun ñëpp may ñu wér ak tawfeex ñu fekke ko ay yooni yoon yàlla mën na ko te am na ko yàlla nañ ko defal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. rafet na de. jaajëf. Ngoné Faye moom mi nga xamante ne si mooy présidente cellule féminine wax ci turu jigéen ñi ak ci turu daayira bi yëpp importance bi solo. asalaamaaleykum. ñun mbokki jullit ñoo ngi leen nuyu kenn ku ne sa turu ak sa sant. di leen baal àq di leen baalu àq. di ñaan sama borom yàlla nañu yàlla boole jéggal. lépp lu ñu fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu. ci barke suñu maam Khalifa Niass mi tax ñuy woote. bésub tey bii nag moom dañoo kontaan ba mënuñoo sax donte ma ne woon nañ wax sax tey duñ mën a wax parce que dañoo kontaan ndax ñun fi ñu féetaloo dafa rëy ci ñun ndax tubaarkal nit dana la cërale loo xamante ne bii day rëy ci yow lool ñun li ñu cërale tey dafa rëy ci ñun. di sant sama mbokku jigéen yi di leen ma saw di leen dollee ka ñaax man sama waxi daaw rek mooy sama waxi ren noonu laa ko waxee woon biig fii bi ñuy xolli ndugg mi dama ne leen ku ñëw man maa nga ca ku ma ca fekk ma ca ku ma ca fekkutin man maa nga ca saa bu ma xëyee daal fas yéene su ma solee sama dàll wi
liggéeyal Khalifa Niass moo ma tax a jóg loolu laay ñaan yàlla ba baa ma yàlla di moom li sant nag sama sëriñ Khalifa Samb ki tax ma xam Khalifa Niass ndax moom su ma jëlutoon indi ma fii du ma xam kan mooy Khalifa Niass kon dama koy sant ñaanal ko yàlla may ko fanu gudd ànd ak wér njaboot gu ma am moom yàlla na ko yàlla barkeel ak mboole mu jullit ndax bu dul woon moom du ma xam Khalifa Niass kon su ma indee fii ba ma xam Khalifa Niass war naa koo sant ñaanal ko yàlla ndax it nag bi ma xale yi tabbee ci lii dama ko woo téléphone wax ko fekk ko fi mais bi ma ko waxee daf ne ma loolu jaru nga ma koy tàggu man su ma sañoon tànk boo dox ci kër Khalifa la jëm kon suñ la jiitalee ci lu mel noonu jarul nga ma ciy tàggu kontaan te mbégte laa ciy am kon moom tamit dama koy sant te bu taxawoon nii seetaan kaset bi lii ma wax it dina xam ne loolu la wax man du ma ko waxal lu mu waxut kon tubaarkàlla maa ngi sant xale yëpp di leen gërëm doole ñaax sama mbokku jigéen ñi ay jàmbaar lañ ci joxe bi jàmbaar lañ ci liggéey bi heure bu ma wootee dañ may wuy si te su ma wootee joxe leen rek laay wootee te saa yu ma wootee ñoom ñëpp joxe nañ tey ji ba ma xëyee ba léegi li ma encaissé ci xaalis xaw ma nu mu toll te lépp ñoom jigéen ñi la góor ñi mënuñoo dem sans jigéen ñi mais jigéen ñi mënuñoo dem sans góor ñi kon nañu jàppante booloo ndax mbooloo mooy doole suñ jàppoo àndandoo doon benn rek luñ bëgg dañ ko man ñu ñaan maam Khalifa Niass may ñu fan gudd ànd ko wér lépp luñ koy liggéeyal mu gis ko defal nu ci lu kawe suñu njort ci barke Sidina Mohamed barke Salaatu Fatiha ñu lal ak jàmm laal leeg jàmm ci barke Cheikh Tidiane wasalaam. Donc nous passons la parole à Oustaz El Hadj Sène mu waxal ñu tuuti ci làkku arab Oustaz bismillah. أيوة. السلام عليكم يا أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. نسلمكم جميعا. أيوة. ونسألكم ماذا حدث اليوم في هذا المكان؟ أيوة. وماذا أردتم أن تفعلوا؟ نعم شكرا. إذا نذكركم جيدا يا جماعة أهل دائرة كسف القمة، نذكركم ونؤنئكم في هذا اليوم المبارك. اليوم نريد يعني أن نضيف يعني أشياقنا القادرين يعني في كولخ. إذا هذا اليوم قد بدأناه في سنة الماضي أو في سنة الماضية. إذا هذه السنة هي السنة الثانية. لماذا ننسم هذا اليوم المبارك؟ لأننا لنا يعني شيخ كبير وولي كامل وهو خليفة الحاج محمد الكولقي وهو قال في قوله: يا بيض يا صود يا عرب ويا عجم فاحتوا إلي لأخذ الورد والدين. إذا لما عرفنا ذلك، لما اطلعنا كتبه، يعني لما قرأنا ما قام به في الإسلام، لما عرفنا أنه هو ولي كامل وهو إمام الأولياء، إذا جئنا في دعوته، إذا قد جئنا لكي نجيب دعوته. لذلك قمنا بتنظيم يوم نهار كامل مخصص لسيد لإمام خليفة الحاج محمد. إذا لذلك نذكر الجميع الذين ساهموا يعني ماديا ومعنويا يعني في هذا اليوم لإنجاح هذا اليوم. نذكركم جميعا الذين شاركوا في الدائرة والذين يسكنون في القرية وخارج القرية، وحتى الذين كانوا في خارج السنغال قد ساهموا لإنجاح هذا اليوم. نذكر الجميع وندعو الله أن يجعل لنا يعني فتحا مباركا لهذا اليوم الذي كنا ننظمه كل سنة إذا في قريتنا دانقسين. لذلك نذكركم جميعا يا أهل دائرة كسف القمة، وندعو لكم عمرا طويلا وصحة مباركا، وندعو لكل واحد منا ومنكم يعني أن يجعل الله مليارات ومليونات. نذكركم جميعا ونود أن نكون مشاهدين لهذا اليوم في كل سنة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقبل التسليم يا أستاذ نسألكم مسألة. نعم. وإذا سئلت أي المنافع أتاه لكم هذا الشيخ الكبير الخليفة الحاج محمد نياس، ماذا تجيب لنا؟ إذا لا تعد ولا تحصى المنفعة أو الفوائد التي صدرت من هذا الشيخ الكبير. يعني سنأتي يعني بواحد من بيننا هو جدنا مام الحاج آدم سين، يعني هو الذي كان يتعامل مع مام خليفة الحاج محمد حتى دعا له ما دعا ووجد ما وجد. كل واحد في القرية وفي خارج القرية قد عرفوا يعني قد علموا ما كان عليه وما وقع عليه
من إجابة الدعوة. وشيخنا كان يتعامل مع أجدادنا يعني الساكنون في القرية القدامى الذين كانوا يعني يحبونه غاية الحب وكانوا يعني لا يجدون يعني مثالا مثله. لذلك نحن جميعا نشكر يعني أجدادنا وآبائنا الذين قد جئنا ووجدناهم يعني يحبون مام خليفة وربونا يعني في تربية هذا الشيخ الكبير. نشكركم جميعا. شكرا لك يا أستاذ، نشكركم لهذه البيانات. شكرا إلى عمل. شكرا بارك الله لك. baax na kon asalaamaaleykum wa rahmatullah di am mbégte ak kontaante lool si jotaay bi taxaw ci kanam soldaar yi maam Khalifa Niass yi nga xam ne daana wax ne ku ma jox naaj ma jox la ker goo xam ne dootoo gis naaj yal na ko yàlla def ci barke bés bii nga xam ne ñu ngi ko taxawal jëmmal ko mu nekk takkusaanu maam Khalifa Niass kon lépp yàlla nekk barke ak yiw ci barke bi alquranul karim yàlla ñi boole it ca soldaaram yi nga xam ne moom la daan wax ne saa wuy jamono taree yàlla jénneel ma ay soldaar yoo xam ne yi ngeen gis ngeen xam waaye yu ngeen gisut ñoo ëpp mu bind ko ne wa xussanii bi juyooshi nasri tadfa'uni wa ahli wa ahbaabi yàlla ñu si yàlla boole. te it daayira bi nekk juddu ci jamono joo xam ne àdduna bi yëpp dañoo gag même ñiy jàng ci université yu gën a mag dañoo gag ñiñ yaakaar ne ñoo yor doole àdduna bi dañoo gag ndax ku gis barki démb ki ñu yaakaar ne moo yilif àddina bi njuumte bu rëy bi mu def ba àddina bi taxaw di ko corriger ndeke maam Khalifa mu ngi waafaloon ñoo xam ne bu ëllëgee àddina bi suñ gagee ñoo leen di gàgganti te moo nekk kashful xumma mooy ki ñëw ngir uññi mbooleem lu leerut mbooleem lu jaarut yoon mbooleem xeeti njàqare yi te am nañ ci yaakaar ne jamono ji ci biir daayira bi am na si ñoo xam ne ñu ngi université bu Dakar am na si ñoo xam ne ñu ngi nekk ci yeneen fànn di liggéey ci wàllu xam-xam te xam-xam boobu mooy débloqué bloc bi am ci àdduna bi ndax maam Khalifa loolu la jëlee woon ndam ci àdduna bi ndax damay wax ne tay la wax yomb tay la tudd yomb waaye ba àdduna bi gàggee ci benn masala kan moo ko war a farañ-fànce kooku àdduna bi ñëpp muy ko weex ak ku ñuul maam Khalifa Niass la woon ndax dañoo jëloon jéem a gagloo ki doon Seydina Muhammad te mooy Cheikhou Tidiane te kooku yëg nañ ne suñ ko gagloo àdduna bi yëpp gag waaye menn mbër ci mbëri maam Cheikhou Tidiane yi moo sempeeku ub lamb ji te moo nekkoon maam Khalifa Niass te ba ilaa yawmil xiyaamit moo koy hub maanaam àdduna bi feeg ñu ngi dégg Cheikhou Tidiane ak kaneen wala tarixaab Cheikhou Tidiane ak baneen tarixa su booba àdduna bi effacé gut ndax maam Khalifa dafa wax ne àdduna bi balaa raaf tarixa yëpp danañ jeex ba mu des benn tarixa mooy tarixaab Cheikhou Tidiane tey liñ fiy déggee daay bëgg a wax ne kër yi ñuy dégg yëpp yu bokkut ci biti tarixa bi danañ jeex ba mu des këri tarixaay Cheikhou Tidiane waaye kër tarixaay Cheikhou Tidiane yi ñoom ñëpp balaa àddina bi tukki danañ bennoo ñoom ñëpp xam ne maam Khalifa mooy waaja mu bind ko ne fa turuqu tan faddu kullaha gayraha raji rimaha mufarriqal a'dayi maam Khalifa loo ko waxal rek su boobaa da nga fekk ne bind na ko teg loolu aussi buñ demee ba ca tànt ba conférenciers yi danañ ci ñëw ci yaa biidu bi yaa suudu bi nga xam ne tey ci la àdduna bi toll kon am nañ mbégte ak kontaante lool ci daayira bi ni mu taxawee rawatina ñu defeere ko fii ci kër maanaam muqaddam bii nga xam ne wax dëgg yàlla ko tànn jiital ko mu nekk ci mbëri maam Khalifa Niass yi nga xam ne damay wax ne ku maam Khalifa Niass xas tànn soo ñemee da nga fanaan biti boo ragalee da nga fanaan biti te it maanaam ngemb na la ba pare kon nag loolu amatu ragal yal na yàlla jàppale leen jàppale ñu bi xurmati sayyidil wujudi yàlla sañ na ko mën na ko li ko dalee ci président bi ba ki mujj adhéré ci groupe bi ñoom ñëpp yal na leen yàlla jàppale yàlla yokk leen suturaal leen ba ni maam Khalifa yàlla yëkkatiwun ko mu tiim ñëpp yal na leen ko yàlla yëkkati yàlla sañ na ko mën na ko yal na leen ko yàlla defal bi xurmati allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim